ñu dem ci li nga xam ne nag moom mooy moo def naa ñaari élément de dajem ñoom Karim bi ñaar la waa ji nga jël wala ñaar yëpp nga jël Alaaji Modou. non da ngay chapeauté. ah ba est-ce que jar na teg. ñu teg ko. ay ca kon ngóor si daal li am na ay kàddu yu mu yëkkati kàddu yoo xam ne daal nee na Badara li mu wax moom dafa bëgg a romb Badara moom wax lu gën a ñaaw ndax nee na daal loolu yi muy wax moo am ñu déglu ko moom mii di tëddal si waat. tàqali ko ci liñ gëmoon ni lii baaxul ci moom ndekete ñun dañuy dindi ay neefaree xar indi ay neefaree nit parce que li fi nekk moo gën a bon li fi nekkoon loolu kenn nëbbu ko kenn bañu li fi nekk actuellement ak Pastef moo gën a bon moo gën a sikk moo gën a bon li fi nekkoon ñoom li olof naan demuñu cëng dikk ñu may laar ñoom déjà li gën a doy waar mooy ñoom du ñu ay anti système du ñu ay révolutionnaire du ñu ay système ñii ay lan lañ c'est-à-dire bi ñu jotee pouvoir ba léegi amul benn voyage boo xam ni ñoom ñëw nañu wax lu concret amul benn projet boo xam teg nañ ko lu concret yëpp ay taqale rek la ak ay inauguré li Macky Sall def fii xanaa c'est-à-dire li ñaa état continuité la on accepte mais man damaa gëmoon ni Sénégal du amaat président dama gëmoon ni Macky Sall baaxul loolu dama ko gëmoon man loolu laa gëmoon man mais ku ma waxoon nañ dem ba Pastef taxaw nekk ay manipulateur bëgg ci sax bëgg nekk éternel opposant au pouvoir nekk ay ñoo xam duñu wax léegi dañuy bañ ko wax baatu fen léegi waxatu dëgg la ñuy wax léegi Sonko du waxatu dëgg ñu bëgg ñu imposer nag benn dictature boo xam ñëpp gis nañ ko quoi bu ñu demee ba waa Pastef di bañ saaga waa Pastef nga xam dañuy xëy di saaga dem leen saaga ci internet bi ñuy saaga nit ñi du matin midi maanaam guddi ak bëccëg ñu ngi saaga nit ñi léegi ñoom dañuy bañ saaga léegi baatu fen la ñuy bañ léegi dañuy pousse fen ne Sonko du waxatu dëgg day paccal forox léegi utiliser leen baatu paccal forox comme dañuy bañ fañ léegi nañ wax Sonko paccalkatu forox la léegi maintenant comme dañuy paccal forox te ñoom amuñ ci kersa xam nga maa tey di paccal forox bi moo doy waar quoi yow li ngay wax du dëgg yaa ngi paccal forox waxal nga jàkkaarloo ñu xam nañu yow da ngay paccal forox yow xam nga ni yow ñi ngay waxal xam nañu da ngay paccal forox nga ko ni paccal forox lii du feebar mais lii mi ngi noonu ginnaaw ba nag am na ca ndaje ma ku jël kaddu tontu na kaddu yooyu ñu dellu si waat. Ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce qui s'est dit ici. Je vais être très clair parce que je ne vois pas le mouvement rappel à l'ordre comme un mouvement anti-Pastef aussi. Mais quand même, dans les prises de parole, on sent nettement qu'il y a une certaine, vraiment, voilà. Non, c'est ce que je dis. Moi, je vais dire ce que je pense. Ça peut ne pas plaire aussi. Que ce soit les membres de rappel à l'ordre ou bien aux personnes qui nous regardent. Je dis ce que je pense parce que je ne fais pas partie du mouvement. Alors moi, je suis ami et porte-parole de la famille de Baba Kana, l'artiste décédé le 23 juin 2023 au HLM Niary Tally. Alors depuis qu'il est décédé, ma première interrogation a été, quand on m'a convié pour cette conférence de presse en tout cas, où étaient les membres de ce mouvement? Quand nous, sa famille, ses proches, ses amis, on était sur le terrain en train de rechercher un corps sans vie. Parce que je me rappelle très bien, j'ai pris ce téléphone-là, j'ai appelé des membres, ou bien des rappeurs, des artistes rappeurs qui osaient prendre la parole. Ils n'ont pas osé répondre ou bien ils n'ont pas osé faire le déplacement. Ils ne sont pas venus nous accompagner. Quand un artiste, un des leurs, était tombé sur le champ de bataille et que tous se sont repliés. J'ai entendu un jour chat de Kergui dire « Ouais, parce qu'un des artistes est tombé sur le front entre... » Mais pardon, vous allez m'excuser du terme, what the fuck. Chat, je l'ai appelé au téléphone. Grand, dañ la soxla parce qu'on recherche quelqu'un koo xam ne dafa sori si ñun. Et puis c'est quelqu'un qui a manifesté du temps de Y'en a marre, qui a été arrêté avec Malal Tall l'a rappelé un jour à la télé, qui a été arrêté avec beaucoup de gens de Y'en a marre. Et pourtant, tous reconnaissent que c'est un gars poli, c'est un gars discipliné, c'est un gars qui a été là pour ses grands frères. Mais quand je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone, il s'est terré chez lui, il s'est caché, il ne s'est même pas montré. Jusqu'à ce que nous, on ait retrouvé notre ami, qu'on ait fait l'autopsie et que cette autopsie révèle qu'il a été tué par balle. On l'a enterré à Boyinadji, dans la région de Matam, dans la commune de Nabadji. Maintenant, pour une récupération soit politique ou bien des rappeurs en perte de vitesse se sont permis d'aller sur des plateaux télé ou bien sur des émissions radio parler au nom de cet artiste-là. Mais non, c'est pas possible. Parce que quand on parle de mouvement ou bien quand on parle de mouvement hip-hop ou autre, ça sert à cela. Quand un artiste, un des leurs tombe, vous devrez être à son chevet, mais on n'a vu personne. Et si aujourd'hui, par exemple, je vois certaines déclarations faites, dire peut-être que oui, les forces de l'ordre, on ne doit pas non seulement les négliger ou bien on ne doit pas aussi les jeter dans la gueule du loup. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec cela. Tout le mi ngi noonu Assane noo jàngee éléments yi. éléments yi bii nga mujj a teg xam ma ci dara. bi booy bi wax nii. waaw mais bi Karim di wax Karim dafa ñëw dégg loo xamante ni mi ngi ci penc mi loo xamante ni wax dëgg yàlla. duunut loo xamante ni maanaam dañ koy bañ ci réew mi. bañuñu ko. waaw comme ça nga ne diw fenal nga ma wala yaa ngi fen
doonut lu ñuy bañ ci réew mi doonut it loo xamante ni Badara Gadiaga moo ko njëkk a wax wala moo ko mujj a wax bu fekkee élément benn la ndax nit ñaa ngi koy wax ci plateau yi nit ñaa ngi koy waxante ci plateau yi am na plateau yoo xam ne sax nit ñi dañ koy waxante ba nga bañ téye leen wala ñu daal dem publicité wala ñu ne may ma tuuti ñu régler plateau bi mu ñëwaat mais plateau Badara Gadiaga bi maanaam nit ñi ñoo ko yóbbu foo xamante ni àggu fa ndax ki nga xamante ni mooy Amadou Ba mi doon jàkkaarloo mais après la loolu ñu ngi ci bi ñu la tegal nii Badara Gadiaga day ñëwaat waaw ok boobu élément koy dina ñëw waaw voilà ci bii waaw baax na bu dee élément kii bi nag Karim bi maanaam dafa ñëw bëgg a wax ni nit ñi fen maanaam baatu fen nit ñi dañ koy bañ nit ñi bañuñu ko amul kenn koo xamante ni day bañ bu fekkee ni kii na wax na lu amul nga taxaw ni ko waxoo li nga wax amul loolu nit ñaa ngi koy wax moo tax kon boo ñëwee dangaa war a mën a leeral baat boobu lan lay firi ak baat boobu lan moo tax nit ñi di ko wax ak baat boobu yan place lañ ko war a waxee ak kan lañ ko war a wax ak fan la nit ki toll ba utiliser ko baat boobu yi ndax baat boobu fan nga ko war a utiliser nan nga ko war a utiliser loolu la war a na expliquer mais it li nga xamante ni wax na ko muy ay paccal faraxal ak yooyu loolu ay wax la rek mooy waxi gone la waxi gone waaw waxi gone ak waxi koo xamante ni li ngay wax jëloo si say responsabilité mais man mi la respecté yow du ma la ko wax waaw non boo waxee bu fekkee jël nga say responsabilité li nga may wax man nga ma ko wax mais boo fekkee wax nga dañoo jotee dara maanaam nga defal ma ko waaye comme ma xëy non xam nga nit ki day bañ ku ko wax nangam ma ni maa ni Assane Mesere nangam non xam nga nit ki fekkee tey ji man su ma doon wax nit ki li ngay wax du dëgg damay jàkkaarloo moom ni ko li ngay wax du dëgg mais bu ma demee ba fekk waxal na la lu dul dëgg waaw mais bu ma demee ba naan ko da ngay pàccal foro xam mooy ñimiwuma li may wax ñimiwuma ko waaw ñimiwuma ko wax da ngay waxoo dëgg moom moo tax may làqatu si ay pàccal faraxal ay nangam déedéet damay taxaw ni ko yow li ngay wax nii du dëgg jërut pàccal faraxal waaw jëru ko kon wax yooyu jëru ko na taxaw bu fekkee am na ko wax lu du dëgg moom na taxaw ni ko li nga wax du dëgg ni ko lii mooy dëgg te loola nekk dëgg d'accord waaw en tout cas ñi nga xamante ni ñooy organiser nañu xool li ñuy organiser bu ñu organiser woo ñi nga xam ne ñoo ñu war a woo ñu ne temu tey bi kat lii la ñu ne tem bi tey ñi ngi war a waxtaan si lii te it ñuy organiser léeg-léeg ñun di organiser ay programme yoo xam ne dañ si éviter ay nit ñu ne tey kat dañuy waxtaan si mbay mi wala ñu ne tey dañuy waxtaan ci càmm gi wala tey dañuy waxtaan ci napp gi loolu day lu am solo moo gën éviter ay nit ñu ñëw ñu ne tey dañuy waxtaan sa la diw wax diw wax nga nekk si détail boobu ba heure ba jeex nga daal di ñem ñibbi loolu njariñ li bëriwul d'accord joxe hélas mi ngi noonu alaaji noo jàngatee élément bi dafa mel daal jóge nañu léegi ci ay wax sa xalaat jóge nañu ci tooñ ak wax lu amul léegi daal ña ngay saaga daal léegi dafa mel ni moo xew ci réseaux sociaux yeeg ci télé yi waaw xam nga Karim moom nit ñi dañ ko yàggut a seetlu mais dafa des lu baree bari moom Karim waaw nit ñi dafa am nag yu bari yu mu daan sàngoo loo xamante ni moo tax nit ñi gisuñu ko woon te du neex a gis parce que Karim ñaari mbalaan yi la sàngoo woon dafa jël réew mi muuroo ko jël diine ji muuroo ko léegi nag ñi bëgg réew mi ginnaaw ñoom gis nañ ni Karim mbalaanum réew mi la sàngoo boo waxee ñu dal ci sa kaw ne la parce que Karim ba ma ko gisee yàgg na de mos naa ko fi wax ci ay mbiram nit ñi attaqué ma dama xamoo li ngay wax Karim moo la gën a nekk patriote Karim réew mee ko ñor te man xam naa Karim quoi comprendre boo waxaatee beneen wax bu jëm ci kii ñaar diine ji nga song parce que Karim a ngi yor mbalaanu réew mi ak mbalaamu diine ji lu ci ne nag da koy jariñoo bu baax a baax léegi nag mbaraan mi mooy ñoriku waaw parce que côté bi mu nekk réew mi nekkuñu ci côté boobu mu féete moo lay wan ne la te gisut amut argument bu mu mën a teg ci pénc mi bu mu mën a diŋatee ñi ñu fal tey amul argument boo ko dégloo moo tax buy wax da ngay gis wax ju vide lay wax dindil ci wax ji xamadi maanaam reewande gi mu dugal ci wax dindi ko ci rek nga xool léegi lan la wax waxu dara lan la ñu wax boo dindee buñ dindee reewande gi nga xam ne moo nekk ci wax ji léegi lan la ñu wax waxu dara waxuñu dara
et pourtant jox nañ ko micro pour mu wax jàkkaarloog askan wi mais rocci reewande rek nga ne léegi lan la Karim wax parce que man su ma waxee ne ñii ñoo gën a yées ñi fi nekkoon dama war a teg ay point nee na dañ ñu bëgg a imposer dictature bu ñu imposer woon dictature dina wax lii mu wax dem ñibbi këram. déedéet lii réew mu am dictature ñu ma fa. loolu dictature xamul réew bu am dictature ñun xam nañ réew yu am ay dictature ni ñuy comporté woo dindil tey lii muy wax ni démocratie moo ko permettre mu xaabaabal parce que lii dafa ëpp sax ci démocratie comprendre nga maanaam moo tax wax ji amul argument réewande dong moo nekk ci wax ji. parce que foofu wax la joo xamante ni bi nit ku yaru du wax yenn kàddu yi. waaw nga baal ma foofu sax foofu moom de xam xam nga maa ngi koy wax Assane maanaam tojal googu muy wax pour dëggal la maanaam li mu wax moo gën a garaaw. non non soxla wuta non non mu gën a xaraw fen maa ngi jaajëf ku mel ni Saa Wolof mi ngi koy faram fàccee li mu wax xam naa ko tekkil ma tojal li xam mu naa wax mais bu ko toj. waaw bu dee bàyyi wax ji bu ko wax Karim li mu wax li mu wax dafa garaaw ay fen non li mu wax dafa garaaw moo ko tey moo tax ma ne la roccil ci wax ji reewande amut dara loo xamante ni bii wax na ko waxut dara c'est que Karim du question que nii maanaam dafa bëgg a wax te amut lu mu wax mais il faut que mu wax mais dafa amut lu mu wax mais da ngay moo tax ngay sentir discours bu vide ci kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ñi am ndaje nag ba noppi bëgg ku leen waxal ñu dem indi ko amut lu mu wax ndax ñooñu bëgg nañ seen problème saafaru bu fekkente ni ndaje ma nga xam ne moom la dem xamu ndaje lan la waaye jàpp naa ni nit ku am message booy jàllale di nga jël koo xamante ni kii am na ay idée pour jàllale la sa message mais Karim xoolal rek même bi mu daan wax ci Macky Sall discours bi nga xamante ni moom la daan demee am na yeneen yoo xamante ni bii bon jaane loo xamante ni bii. bëggoo ko xam naa yàgg de. bëggoo ko di nettali quoi xam nga am na yoo xamante ni Karim yàgg naa xam ni dara nekku fa. bu ñu ñëwee nag ci li waa ji wax waa ji daf ñuy waxaat beneen xibaar bu ñu xamut. mooy keneen ki jël keneen ki wax. waaw xibaar bi mu ñu wax tey jii xibaar bi mu ñu wax. information bi mu ñu jox ci fi mu jaar ak yaanaamaar kon tey bu ñu amee posture bi ci li nga xamante ni bi mooy yëf yi xam nga waa Pastef dañ ne ñi faat seeni njaboot faat waa réew mi ñooñu duñ ci mucc loolu képp koo xam ni da nga wax ni côté peuple bi nga nekkee côté boobu nga war a ànd mais waa ji daf ñu jox xibaar nañu moom am na kiiwam boo xam ne décédé woon na bi mu rapproché mouvement bi wax ak ñoom mais nee na kenn souteniru leen kenn jàppalewu leen loolu la waa ji expliqué kon donc tey bu ñu amee comportement bi nga xam ni moom la ñu amee ñoom yaanaama ci yëf yi du la bett parce que waa ji daf ñu wan nañu amoon na fi bi mu fi amee nii la demee ak nii ak nii joxe ay explication ci yëf yi ni nga xamante ne bi noonu la demee woon xam nga man tey dama jàpp ni képp kuy mouvement xam nga ñaxtu ak kii ñoo ànd képp kuy mouvement da nga war a jàpp tey sony bu ci li nga xam ne moom la nguur gi dugal xam nga lu tax parce que ëllëg mën nga am lu la naqari nga ne damay taxaw ci mbedd mi bu ko defee mu biir la ni boo taxawee ci mbedd mi kenn amut fitu rey la kenn amut fitu jàpp la torturé la lii Amadou Ba dugal kay lu baax la pour ëllëg parce que tey mën nañoo nekk ñun ci loo xamante ni bi peut-être que ni lu ñu neex la mais ëllëg mën nga nekk ci lu la naqari nga génn pour manifester wu mais mu leer na la ni kenn xal am dafa tut ba di la rey wala kenn dafa tut ba di la jàpp di la torturer loolu kañ ma jàpp ni képp koo xam ni mu kii nga da nga cee war a ànd dooleel lool du dëgg donc il faut que ñu delloo siwaat xel yi te xam ni am na yu bari yoo xamante ni bi ci àddina jaru ko Karim nag di ko woo wala kii bàyyi kook pomme de terre ak soble rek defe naa ni bàyyi pomme de terre bi sax ak soble bi yomb na mais nag wax yi alaaji yëpp yomb waaw mais nag alaaji wax yi maanaam wax yi nag waree su ko bàyyi ci pénc bi de
sooy bi yëpp dina réglé bàyyi leen rek ñuy wax bàyyi leen rek ñuy wax bàyyi leen rek ñuy wax wóor na yàlla dina yëpp dina réglé. xaw ma réew mi de waaye bu dee diine ji moom tus la ci xamut tus yow jàngoo jongoo xamoo li xew waaw dara boo jógee di làqatoo diine macha allah waaye nag imaam yi ñu doon làqatoo moom génn àddina yàlla leen yàlla yërëm te nii moom wutub xaalis rek incha allah.